asalaamaaleykum mbokk yi safo di seetaan ITV ci waxtu wi ci émission bii di ànd xeex corona tey jii nag gis ngeen ni li nga xam ni moom la ñuy njëkkee rek mooy lañ ko daan defee xayma bés bi xool ñaata nit tey ñoom ñoo am doomu jàngoro bi ñaata nit ñoo ci ñàkk seen bakkan ñaata nit ñoo wér wax leen ni tamit cas contact suivi yi ak cas communautaire yi loolu dinañ ci ànd ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye buñ ci jógee tamit suñu invité tey moom mooy monsieur le maire de Yeumbeul Sud Bara Gaye moom tamit daañu dem ba foofu waxtaan ak moom ci situation yëmbal ak i tamit stratégie bi nga xam ni teg na ko au niveau communal ngir xeex mbas mi di coronavirus daañu dem yi tamit bitim réew ba Uruguay la ñuy dem fekk fa benn doomu Sénégal bu ñuy wax Pape Mbaye moom tamit dinañu defal situation boobu ndax xam ngeen ni jamono yi yëpp maa ngi Amérique latine demoon nañu Brésil dem Argentine bi yoon Uruguay la ñu jëm buñ ci jógee yi tamit dund corona ànd yi tamit ci ñaanu bés bi ak Covid net bu ci xajee ñu ñambaas ko ci kon nag xët bu njëkk bi moom la ñuy ubbi muy rek jëmale ko ci xayma bés bi tey ji li nga xam ne moom lañ ci ràññee moo di ni am na benn doomu Sénégal bu ñàkkaat bakkanam mu nekk fukki nit ak ñaar yu nga xam ne ñàkk nañu seen bakkan bi mbas mi dooree ci Sénégal ak léegi ki ci ñàkk bakkanam nag mandarga bi moo di ni ndaw la fanweeri at ak ñeent rek la am dëkk fii ci Rëbës am nañu itamit lu mat téeméer ak ñeenti cas yi moom la ñuy wax cas communautaire téeméer yi nag nekk cas contact am na itamit yeneen i mbir yu nga xam ne laxasu na ci xayma bés bi ñu ànd ci ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye directrice de la santé. ci àllarba tey bi di juróom benn fan ci mois de mai 2020 ci junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko téeméer ak ñeent dellu si nañ ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu téeméeri contact am nañ ko ñeent ci ñoom moom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi ci diiwaan yi Pikine am na benn Tali am na benn Sédhiou am na benn Vélingara itam am na benn ci malade yi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital feebar ñaar fukk ak ñett ci ñoom bi ñu leen saytoo gisatuñu ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu am nañu nag juróom benn cas grave yi nga xamante ne ñu ngi ci service réanimation yi hôpital Fann ak hôpital principal ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci malade seen wér-gu-yaram ñu ngi am tan comme niñ leen ko waxee démb ñu ngi am nakar di leen wax ne Sénégal amaat na beneenu nit bu génn àddina mooy tax mu toll léegi ci fukk ak ñaar kooku nag waxambaane bu am fanweeri at la ak juróom-ñaar dalee ko ba mbas mi ñuy wax Covid 19 ñëwee ci Sénégal ba léegi ñu ngi toll ci junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett ci li nga xamante ne ñooy ñu am doomu jàngoro ji ci yooyu ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett wër nañu fukk ak ñaar génn nañ àddina benn delloo nañ ko ci dëkk ba mu jóge woon ci ñi nga xamante ne ñoo tëdd tey ci lal hôpital feebar ñu ngi toll ci juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar. gis ngeen ko lim bi di gën di takku li nga xam ne rek moom la ñuy gën a ñaax askan wi mooy ñu wéy di jël seeni matuwaay fagaru moo gën faju kenn ku ci nekk geste barrière yi ak li nga xam ne moom la waa kër docteur digle na nga ca nekk saa su nekk mooy takk masque yi mooy raxasu ak ndox ak saabu wala boog nga am gel di garde yi tamit li ñu tuddee distanciation sociale di moytu déplacement yu inutile yi ak ndaje yi nga xamante ni également amul benn njëriñ ñi nga xam ne yi tamit dañuy jéem a bëtt frontières yi wala boog di jaar ci àll bi di dem dëkk ak dëkk wala réew ak réew ñoom i tamit ñu jéem a moytu lu ni mel kon daal ñu jàpp ni rek mbir mi ngi law waa kër docteur jàmbaar lañu ñi ngi def liggéey bu mucc ayib ndax boo xoolee ñi nga xam ne tey wér nañu tubaarkàlla lim baa ngi gën di yokk ñi ngi jéem a expérimenter artémisia bi xool ba xam moom i tamit dina indi tan ci nit ñi ndax dinañ ko yóbbu laboratoire xool ko saytu ko ci laboratoire soog ko essayer ci nit ñi bu fekkee ni nag baax na ñu soog ko boole ak traitement bi nga xam ni actuellement
actuellement nii mooy chloroquine bi ak la mu àndal kon nag nañu gën a rek farlu ndax ñun ñoo mën a jàppale Kër Docteur kenn ku ci nekk ci ñun da nga war a nekk soldat ndax guerre la ñu wax te guerre kenn ku nekk ci ñun soldat nga soldat bi nag naka lay dimbalee boppam aar boppam mooy mu jàpp ni moom ci boppam moom mooy premier ki nga xam ni moom moo war a jàkkaarloo ak coronavirus nooy jàkkaarloo ak coronavirus bi mooy rek respecter lépp li ñu leen wax ci àdduna bi tey jii am nañu ñetti millions yu tegal 720 254 cas yu nga xam ne ràññee nañ ko ci àdduna bi am nañu 258 360 personnes yu ci ñàkk seen bakkan Kër Docteur ñi ngi def seen kéem kattan am nañu 1 242 575 personnes yu nga xam ni wér nañu ci àdduna bi waaye ñun nag fi ñu soxal mooy suñum réew nag am na ay dogal ak ay mesures yu nga xam ne depuis le 2 mars état central bi jël na ko ci ndigalu docteur yi booba ak léegi am na évolution bu maladie bi am dañuy daal di dem ba fa nga xam ni également moo di yëmbal am na ay cas yu fa feeñoon ci yenn goxaan yi nga xam ni moom moo nekk foofu tey ji nag yëmbal sud la ñuy dem fekk fa monsieur le maire Bara Gaye monsieur le maire ñi ngi lay nuyu di kontaan lool ci di la dalal ci ITV. maa ngi lay fay Malick di kontaan man aussi ci dalal bi ngeen ma dalal di am mbégte bu baax a baax ñëw tey ànd pour def ak yow le point ci li nga xamante ni mooy coronavirus particulièrement ci fi nga xam ni moo ñu intéressé mu Yeumbeul Sud. alors monsieur le maire balaa ñuy ñëw rek ci Yeumbeul Sud dañuy ñëw d'abord au plan national am na plan de riposte bu nga xam ne teg nañu ko am ay mesures yu bari yu état bi jël bokk na ci tëj frontières yi bokk na ci tamit semi confinement état d'urgence ak i tamit port obligatoire de masque ak marché yu bari yi tamit tëj nañu ko maanaam daal dogal yu bari état bi jël na ko naka nga gisee plan de riposte bi nga xam ne de manière générale moom la ñu taxawal pour xeex ak mbas mi ci Sénégal. waaw plan de riposte boobu amuñu luñ ciy wax parce que dañ ko épouser woon totalement ndax feebar bu mel nii bu amee ci àdduna li ci gën a am solo mooy ngay déglu ñi nga xamante ni mooy les professionnels de santé et j'estime que même le président de la République avant muy jël benn décision bu mu mënti doon dafay déglu ñi nga xamante ni mooy les professionnels de santé. donc loolu moo tax plan de riposte bi au niveau national bi ñu ko jëlee aussi ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci collectivités territoriales yi dañ ko épouser totalement et def en sorte que aussi plan yi nga xamante ni moom la ñu teg au niveau local mu mën a épouser li nga xamante ni mooy le plan de riposte au niveau national ba yàlla dimbali nañu aussi ñu ngi ciy gis yenn résultats au niveau communal et parce que jàpp naa ni bi nga xamante ni commencé nañ yenn mesures yi nga xamante ni doon nañ ko def ci sunu communes yi ministère de la santé et de l'action sociale dafa ñu woo benn bés ñun communes yi nga xamante ni yëpp am nañ ay cas communautaires ni mbir mi comme léegi cas importés yi maîtriser nañ ko ndax tëj nañu li nga xam ni mooy frontières yi cas yi nga xamante ni mooy les cas contacts suivis par les services du ministère maîtriser nañ ko li ñu maîtriser gul mooy les cas communautaires donc ñu impliqué ñi nga xamante ni ñooy collectivités territoriales yi am cas communautaire yépp et Yeumbeul Sud bokkoon ci lool bi ñu ñëwee nag ils ont changé de démarche et ñun aussi ñu ànd ceeg ñoom parce que bu ñuy wax cas communautaire donc ça veut dire que mbir mi day doon dem ba nar a jéggi dayoo dem ba nar a rëcc ñi nga xamante ni mooy les professionnels de santé donc loolu moo tax mbir mi il fallait ñu commencer ko xeex au niveau communautaire et pour xeex ko au niveau communautaire aussi il fallait nga impliquer ci ñi nga xamante ni ñooy les maires impliquer ci tous les acteurs communautaires donc ñun bi ñu ko defee au niveau de Yeumbeul Sud on touche du bois Yeumbeul metti woon na trop parce que am na benn moment amoon nañu 15 cas confirmés yoo xam ne ay malades lañu woon mais tey fi ñuy wax ak yéen ñëpp wér nañ amoon nañ 139 personnes yoo xamante ni confiné woon nañ leen ci hôtel yi tey fi ñuy wax ak yéen ñëpp ñibbi nañ fi nga xamante ni mooy seen kër et loolu aussi bu ñu ko amee comme résultat dañ ko war a santé askan wi nga xamante ni dañu d'accordoon ak ñun ci stratégie bi nga xamante ni jëloon nañ ko au niveau communal impliquer les bàjjenu gox impliquer les délégués de quartier
impliquer ñi nga xamante ni ñooy le conseil de la jeunesse, impliquer les étudiants, impliquer les imams, impliquer tous les acteurs communautaires. Et yàlla dimbali ñu aussi 15 cas yi nga xamante ni amoon nañ, on est resté pendant 17 jours amaataguñ li nga xamante ni moom mooy cas, et yàlla dimbali ñu tey sunu cas yëpp wér na. Mais nag warul tax ñu dormir sur nos lauriers comme ni ko tubaab di waxee, parce que mbir mi mën na ñëwaat à tout moment. Et damay ragal su ñëwaatee mu egg jéggi dayoo boo xamante ni dana ëpp 15 cas yi nga xamante ni amoon nañ ko. Donc loolu moo tax appel bi ma njëkkoon a def jëmale ko ci waa Yëmbal yi mooy ñu respecter les mesures barrières, respecter li nga xamante ni mooy mesures yi nga xam ni moom la ñu les professionnels de santé édicté, muy sensibilisation, respecter la distanciation sociale, toog seen kër su fekkente ni amuñu lu jàmp loo xamante ni moom la ñu war a mën a def. Et loolu aussi je crois que communiqué nañ ci bi ñu ci waree communiqué, maire bi jëloon na ay dispositions yu mag, donc tëj lépp loo xamante ni édifice public la woon, demander à 95% des agents de la mairie ñu toog seen kër, service minimum bi maire bi assuré ko ak 5 personnes. Donc yàlla dimbali ñu aussi lépp loo xamante ni saupoudrage lu ñu waroon def, maanaam pomper dëkk bi, ñu def ko en rapport avec le service d'hygiène, def ko avec le sous-préfet des Niayes, def ko avec le médecin-chef du district. Ba yàlla dimbali ñu tey, donc am nañu ci première victoire boo xamante ni tey première victoire lañ koy tuddee, parce que li ma wax rek mooy bis bu ñu demee ba xeex jàngoro ji au niveau communal, au niveau communautaire, te mu des benn cas au niveau national, donc jàpp naa ni amaguñu ndam. Donc li ñu intéressé mooy Sénégal na fi mbas mi génn, yàlla dimbali ñu aussi au niveau international mbas mi génn fi. Alors monsieur le maire, ku wax plan de riposte da ngay wax également budget bu nga xam ni da nga koy taxawal pour jàppale structure sanitaire yi, jàppale askan bi. Alors ci wàllu woowu yi tamit xam nañ ni xëy na mairie bi nga yor amul doole torop, mais naka nga góorgóorloo ba dajale sa dem ak sa Dakar pour jàppale askan bi, ak lan nga def concrètement sur le terrain. Waaw, c'est vrai, loolu c'est un problème, parce que mbas mi mën naa ni dafa bett collectivité locale yu bari, ba tax na bi nga xamante ni ñëw na ci contexte boo xamante ni pratiquement communes yi néew nañu doole, il fallait nit ñi réfléchir ci ay stratégies yoo xamante ni moo leen ci mën a génne, parce que ñàkk xaalis rek warul woon tere ñu jël ay mesures yu am solo. Mesure bi nga xamante ni Yeumbeul Sud moom la njëkk a jël mooy déjà bi mbas mi ñëwee le 2 mars fii ci Sénégal, le 8 ñun ñu waroon a organiser li nga xamante ni mooy la journée internationale des droits de la femme. Le 6 dañoo renvoyer li nga xamante ni mooy manifestation boobu pour empêcher au moins nit ñi ñu dajaloo. Et ku ne xam ne ni Yeumbeul Sud bokk na ci commune yi nga xam ni dañu daan jël xaalis bu bari organiser seen bopp la journée internationale des droits de la femme. Ñu jóge ci loolu ñu jël les mesures administratives, tëj li nga xamante ni mooy les places publiques, tëj centre polyvalent yi, tëj maison communautaire, tëj maison de la femme, et demander à 95% du personnel de la mairie ñu toog seen kër. Et jënd aussi loo xamante ni ay gel antiseptique la, yóbbu ko ci li nga xamante ni mooy les postes de santé, wut ay denrées, jàppale ñi nga xamante ni ñooy 65 daara yu nekk Yëmbal ngir ñu mën leen a confiner xale yi. Boobu état waxul woon sax waxi confinement, mais constat bi ñu defoon mooy dañu gis ni ndonga daara yi, maanaam taalibe yi, li ñu doon nekk ci mbedd mi dafa bari. Et pour lutter contre propagation maladie boobu, il fallait que ñu téye ñi nga xamante ni ñoom ñooy taalibe yi ci seeni biir daara. Jàppale aussi ñi nga xamante ni ñooy 200 familles chrétiennes yoo xamante ni dañ doon soog a génn ci li nga xam ni moom mooy seen koor gi. Yàlla dimbali ñu aussi quartier bi nga xamante ni foofu la mbir mi feeñoon, ma leen di gërëm bu baax di leen sant ci responsable ya fa nekk yépp, moo xam responsable politique la, moo xam acteur communautaire la, ñoom ñëpp ñooñu jàppale ci mbir mi ba ñu mën a circonscrire maladie bi ci benn quartier boo xamante ni foofu la mbas mi feeñoon, te fi may wax ak yow amul beneen quartier boo xamante ni jot na am ci mbas mi foofu. Ñooñu aussi ñu yóbbu fa ay masques yu doy yoo xamante ni ay partenaires ñu ci mel ni waa Confebat ñooñu mayoon les premiers masques yi ñu am. Tey fi ñuy wax ak yéen ni
dama transformé woon li nga xamante ni mooy la salle de délibération de la collectivité territoriale mooy salle de délibération wu mairie bi ut 20 machines woo ay tailleru Yëmbal ñoom aussi ma leen di remercier ñu ñëw jàpp ci ñu jël li nga xamante ni mooy norme yi ministère de l'intérieur wax ni moom la ñu war a defaree ay masques ñu respecter norme yooyu fi may wax ak yéen ni bërki démb la ñu distribuer 40 000 masques au niveau de Yëmbal Sud muy ñeent fukki junni masques et am nañu un programme boo xamante ni un Yëmbalois un masque la donc des na 80 000 masques yoo xamante ni machine yaa ngi daw comme ni ngeen ko gisee ci vidéo yi donc loolu ngir ñu mën ko compléter parce que état bi aussi il faut que ñu dimbali ko ci stratégie bi nga xamante ni les professionnels de santé ñoo ko wax ngir ñu mën a xeex li nga xamante ni mooy mbas mi tey fi ñu toll nii dañu wax ni dañu war a généraliser le port de masque le port de masque est devenu obligatoire du moment où le port de masque est devenu obligatoire il ne sert à rien ngay brimer ay doomu aadama di leen dóor parce que soluñu masque ndax joxoo leen masque donc ñun li nga xamante ni moom la ñu waroon a def en tant que collectivité territoriale mooy def un programme un Yëmbalois un masque te yàlla dimbali nañu ci en un temps record 8 jours on a fait confectionner 40 000 masques yoo xamante ni dugal nañ ko ci dëkk bi et donc vraiment loolu bokk na ci li nga xamante ni jot nañu koo def mu nekk parmi les premières actions yoo xamante ni def nañ ko en attendant que ñuy dérouler yeneen yi ci des. ku wax également mbas mi wax également structure de santé yi Yëmbal Sud ñaata structure de santé ñoo fa nekk ak naka ngay collaborer ak ñoom ci sa wàllu ndimbali tamit nan nga leen jàppale. Monsieur le maire ma ne ku wax mbas mi yi tamit wax structure de santé yi parce que tey jii balaa ngay egg fenn foog nga jaar ci structure de santé yi ñoom i tamit foog ñu am ay jumtuwaay wala ñu jël seeni matuwaay ngir mën a rek continuer di def seen liggéey ci côté boobu yi tamit xam naa ni dinañu dellusiwaat léegi ak monsieur le maire parce que dafa mel ni bu mu jokkoo gi dafa xaw a am tuuti jafe-jafe mais li nga xam ni jot na ko wax rek moo di ni ñoom foofu ca Yëmbal amatuñu benn cas. Au départ 15 cas moo fa amoon am na ay nit yu bari yu nga xam ni confiné woon nañu leen waaye ñi ñu confiné woon ñibbi nañu seen ay kër ginnaaw bi ñu toogee diir bi ñu war a toog ñu saytu seen wàllu wér-gu-yaram beneen bi ci des moo di ni fukk ak juróomi cas ya nga xam ni moo amoon ca Yëmbal ñoom ñëpp tamit traité nañ leen ba ñu wér ba delluwaat seeni kër leneen li ci des tamit mooy le port généralisé de masque parce que masque yi tamit wax na ko léegi moom monsieur le maire Bara Gaye ni nit ki balaa nga ko naan takkal masque da ngay fekk nga mettre des masques à sa disposition parce que amaana yow ni la téeméer yombe pour nga jënd masque am na keneen ku nga xam ne bu amee téeméer xalaat na ci leneen lu dul jënd masque donc fexe ba masque yi nekk à la disposition des populations également dafa am solo loolu yi tamit mu impliquer les tailleurs yi tamit def ci seen participation ñu wax benn programme bu ñu tuddee un Yëmbalois un masque loolu nag am solo lool ndax tailleur yi liggéey nañu lu am solo te ñi ngi continuer également di def seen kem kartan leneen li ci des aussi moo di ni nit ñi gën a farlu gën a fagaru bañ a nelaw ni kat Yëmbal amatul cas kon nu ñu neex nañu doxe nu ñu neex nañu jëfe loolu yi tamit du lu nga xam ne dina tax jàngoro ji taxaw kon daal nañu wéy di moytu nañu wéy di aar suñu bopp di aar suñuy dëkkandoo di def lépp lu nga xamante ni nii dëppoo na ak li médecin yi digaale médecin yi li ñu digee yomb na li ñu digee mooy nañu di raxasu ak saabu li ñu digee mooy ku amul saabu yi tamit boo amee gel hydroalcoolique nga koy jëfandikoo li ñu diggee mooy diggante nit ak moroomam na am distance bu nga xam ne mat na mètre wala mètre ak genn wàllu wala sax ñaari mètre nañu moytu di dajaloo ci yenn barab yi nañu takk masque yi loolu yépp nag buñ ñu ko waxee ñun ñoo war a góorgóorlu def suñu kem kàttan ba dëppoo ak dige yooyu yàlla suñu borom nag moom mooy seet lu ko neex mu indi ko ci jamono bii virus la virus bi taxawal na àdduna yépp li nga xam ni tey jii moo xew ci yenn réew yi nga xam ne ñoo gën a ëpp doole Sénégal tubaarkàlla Sénégal xëy na lim bi eggagul foofu maîtriser gum nañu épidémie bi donte mi ngi yokk ba léegi ñu egg ci 1000 cas donc mais li am solo mooy nañu gën a góorgóorlu nañu gën a
fagaru nañu gën a vigilant monsieur le maire maa ngi ko doon wax léegi ma ne ñi nga xam ni ñooy les premiers acteurs mooy waa district sanitaire bu Yëmbal ñoom itamit dafa laaj ñu jàppale leen dafa laaj ñu am jumtuwaay ñooñu itamit ban taxawaay nga taxaw ci kanamu structure médicale yooyu pour jàppale leen pour ñoom tamit ñu mën a liggéey bu mucc ayib. alors ñoom jàpp naa ni ñoom ñooy sunu premier partenaire. Yëmbal dafa am 4 postes de santé Yëmbal sud bi ma dëkkee amuñu centre de santé nag district bi Yëmbal Nord la nekk mais ñun ak waa Yëmbal Nord ñoo ko bokk médecin chef du district monsieur Dieye docteur Dieye ñu koy remercier au passage parce que deful distinction entre Yëmbal sud et Yëmbal Nord ni muy coordonner action yi au niveau du district vraiment kontaan nañ ci bu baax a baax yàlla dogal aussi ñu am comme ni ma ko waxee 4 postes de santé poste de santé bu ci nekk am maternité ci biir donc infirmier chef de poste yi nga xamante ni ñoo nekk ci poste de santé yooyu ñoom ñooy suñu premier partenaire ñooy suñu partenaire technique parce que lu ñu wax ñu def rek loolu la ñuy def moo tax première action yi nga xamante ni moom la ñu def ci ñoom la ñu ko jëmalee maanaam jënd ay gel hydroalcoolique ak du matériel un peu boo xamante ni dañ koy soxla mettre ko à leur disposition te di leen déglu def mettre en place aussi un comité communal de riposte ou bien de lutte contre le Covid-19 boo xamante ni ñoom ñoo nekk au premier plan donc très sincèrement ñoom ñu ngi collaborer ak ñoom parce que bala nga naan naam ne fa comme ñoom malades yi ci ñoom la ñuy njëkkee avant ñuy dem feneen donc il fallait que très sincèrement ñu gën leen a impliqué comme ni ñuy impliqué ñi nga xamante ni ñooy les médecins chefs de district et ñoom aussi en rapport avec les médecins chefs de district ñu ngi def liggéey bu am solo en rapport avec les bàjjenu gox parce que bàjjenu gox yi dañu nekk ci poste de santé bu ci nekk poste de santé bu ci nekk dafa am un certain nombre de bàjjenu gox et de relais communautaires yoo xam ni ñoom ñooy agir ci poste de santé bu mel noonu donc ñoom aussi dans le cadre de la sensibilisation ñu ngi ci jàppale bu mat sëkk bu am solo et loolu moo tax commune Yëmbal Sud wéetul ci li nga xamante ni mooy xeex corona bi benn yoon. Yëmbal dafa am ñaari activité phare yu nga xam ne moo ko matérialisé mooy maanaam wàllum jënd ak jaay ku wax jënd ak jaay wax marché yi mais également wàllu secteur transport parce que car rapide yu bëri tey booy xool ak taximan yu bëri ñu ci dëkk Yëmbal bëri nañu lool muy le secteur du transport mu nekk ñaari secteur névralgique ci côté boobu aussi yan démarche nga ci def ak également naka nga liggéeyee ak ñoom pour le respect des consignes ak i tamit jàppale leen. alors par rapport aux commerçants très sincèrement dama leen di masaw di leen remercier aussi ci ni ñu accepter mesures draconiennes yi ñu teg ci seen kaw parce que bi ñu amee cas communautaire bi benn fan lañ ci teg mbir mi mat ñeent ñu teg ci yeneen ñaari fan mbir mi mat juróom-ñett bi ñuy egg une semaine fekk ni ñoom 15 cas donc il fallait agir li nga xamante ni moom la ñu def en rapport avec le sous-préfet de l'arrondissement des Niayes monsieur Dia ñoom it ñu koy gërëm di ko sant mooy dafa jël arrêté tëj li nga xamante ni mooy tous les commerces yi nekk Yëmbal mënoon nañ ci am nag ay problème bu fekkoonte ni askan wi d'accorduñu ci tëj boobu ñu leen di tëj mais ñoom ñëpp dañu ànd ak ñun xam ni li ñu leen di defal seen njariñ la njariñu askan wi la ba tax na ñu accepter ñu tëj. mu mel ni dafa amaat tuuti coupure dinañu dellusiwaat tuuti ak monsieur le maire bu fekkee ni suñu wala bokk bu fekkee ni sénégalais bi nekk Uruguay aussi disponible na ñu dem foofu dellusiwaat le temps que ñu régler le petit souci ak ki nga xam ni mooy monsieur le maire de Yeumbeul Sud muy monsieur Bara Gaye nga xam ni vraiment mi ngi def liggéey bu am solo te ku dégg communication bi également xam ni li muy wax maîtriser na ko également population yi jàppale nañ ko ci parce que li mu wax am na solo bu fekkoon ni dañoo jël dogal ni dañuy tëj marché yi wala boog commerce yi ñi nga xam ne ñooy commerçant yi wala askan bi jóg fippu dina indi problème parce que loolu moom mooy seen gagne-pain loolu ci la ñuy am lu ñuy suturloo mais bi ñu demee ba comprendre ni mbir mi c'est devenu un problème de santé communautaire ñu ne attention
li nga xam ni moom la ñii di dogal suñu njariñ mi ngi ci donte metti na ci ñun nañu ko ànd ak commune bi ba mbas mi jóge fii kon nag collaboration boobu nga xam ni population yi am nañ ko ak la municipalité loolu moom moo tax tey ba résultat yi ñu am ko dinañu delluwaat ci kanam tuuti ak monsieur le maire mais dañuy dem ba Uruguay fekk fa Pape Mbaye Pape ñi ngi lay nuyu di la dalal ci ITV xam nga nag sànq rek dami daf ma naan mais Malick nan nga def ba luqati ku nekk Uruguay ma ne ko nag Sénégal moom doomu Sénégal foo dem ci àdduna ñi ngi fa ndax li ñu bëgg rek mooy daan seen doole am lu ñu suturloo ak fu mu mënti doon donc tey jii yow yaa ngi Uruguay ñi ngi lay nuyu xam naa ni sénégalais yu bari ñi ngi naan waa mais Uruguay lan la fa sénégalais di uti Pape ñi ngi lay nuyu di la dalal. dafa mel ni dégg-dégg bi dafa am tuuti problème Pape ci jokko bi bu fekkee ni mën nga gën a defaraat waxukaay gi rek pour ñu mën a déggoo ñu defaraat ko maa ngi koy wax léegi ma ni Uruguay moom c'est pas évident que sénégalais dem fa di daan dooleem xam naa ni communauté sénégalaise bi nu ñu toll foofu ci xayma ak yooyu yëpp di nga ñu ko wax mais dañ lay daal di nuyu d'abord dalal la jàmm Pape ñi ngi lay nuyu bu fekkee ni voilà kon ñu bàyyi ba ci kanam. ñu ànd ak Pape bu fekkee ni tamit du côté de Yeumbeul bu fekkee ni jàppandi na ñu delluwaat Yeumbeul waxtaan ak monsieur le maire voilà ñu dellu Yeumbeul ci monsieur le maire bu ko defee wala ñu dellu Uruguay ñu dem Uruguay on va tout à l'heure continuer de toute façon li nga xam ni moom la ñu bëgg rek mooy doomu Sénégal ak fu mu mënti nekk ci àdduna ñu bàyyi ko xel moo tax demoon nañu Brésil dem nañu Argentine tey ñi ngi jëm Uruguay démb demoon nañu également Marseille donc loolu yëpp dafay wane ni souci wu groupe E-Media mooy fexe ba dajale doomu Sénégal yëpp ba fu ñu mënti nekk ñu xam ci lan la ñu nekk fu ñu mënti nekk ñu xam lan la ñu yittewoo ban jafe-jafe la ñu am rawatina mbas mi nga xam ne dafa wër àdduna li xew ci àdduna bi foo dem di nga fa fekk doomu Sénégal te doomu Sénégal li koy màndargaal mooy am jom am fulla am fayda nangoo liggéey fu mu dem tamit ñàkk jëriñu moo ko fa tax a yóbbu am lu mu suturloo moo ko fa tax a dem loolu yëpp nag moo tax ci émission bii di ànd xeex coronavirus ñu ci def suñu kéem kàttan ba di jokkoo ak doomu Sénégal yi ak fu ñu munti nekk ci àdduna si bu fekkee ni jàppandi na ñu dellu Uruguay bu fekkee ni tamit fi nga xam ni moom moo di Yeumbeul jàppandi la ñu dellu Yeumbeul waxtaan ak monsieur le maire ñu dem Uruguay voilà Pape bu fekkee ni jokko bi gën na leer ñu dellu si waat rek maa ngi koy wax léegi di la xaw a tooñaale di ni doomu Sénégal ba Uruguay dina xaw a sax jaaxal ñu bëri alors tey jii communauté sénégalaise bi naka la demee foofu ci Uruguay ginnaaw bu ñu la nuyoo ba pare bàyyi la nga nuyoo ak bokki Sénégal. di nuyu téléspectateur ITV yëpp di profiter aussi ci occasion bi di baalu sénégalais yëpp ak tey leen di baal ak di ñaan yàlla mbas mi nga xam ni moo nekk ci àdduna bi lëmbe àdduna bi yàlla na ko fi yàlla jëlee ndax suñu borom moo ko fi indi te moom rek moo ko fi mën a jëlee ci kàttanam ñu ngi koy ñaan yàlla jële ko fi di rafetlu aussi invitation bi vraiment c'est pas évident vraiment ñu nekk fi sori comme ni nga ko waxee léegi Uruguay daanaka bokk na ci fin du monde nga fexe ba invité ñu pour xam suñu ay jafe-jafe bon fii moom fii Uruguay vraiment ñun on est matuñu 100 vraiment matuñu 100 personnes mais suñu borom mi ñuy dimbali ba situation dëkk bi compliqué wul trop par rapport ak àdduna bi nu mu mel parce que boo xoolee fii 670 cas moo fi am te daanaka am nañ 468 guéris donc kon li fi am bariwul quoi bariwul par rapport ak àdduna bi nu mu mel sénégalais aussi vraiment ñun fii amuñu confinement mu mel ni que
également dafay xaw a am tuuti dog-dog xam nga nag Uruguay comme ni mu ko waxee c'est à l'autre bout du monde man damaa sob rek dem ba Uruguay pour waxtaan ak doomu Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu ci mbiru mbas mi mais il y a quelques soucis quand même ci wàllu son bi bu fekkee ni Pape mën na ko ajuster waat ba mu gën a ba dégg-dégg bi gën a baax ñu waxtaan ak moom. parce que li nga xam ni loolu lay wax am na solo lool foofu ci Uruguay cas yi ay 600 et quelques cas la ñoom fexe nañu en tout cas au niveau de l'État et des structures yi nga xam ni ñoom ñoo fa nekk ci wàllu wér-gu-yaram faj nañu plus de 400 kon mu mel ni que la fa des ci ay cas bariwul ñoom tamit dunduñu sax confinement ndaxte mel na ni situation bi xaw nañu ko maîtriser doomu Sénégal ya fa nekk nag nan lañ fa nekkee naka la ñuy liggéeyee ak yooyu yëpp dinañ ci waxtaanaat ak Pape bu fekkee ni jàppandi na parce que tuuti problème la ñu am par rapport ak jokko bi ak moom bu fekkee ni rek micro bi nga xam ni moom la yor mën na ko gën a ajuster ñu gën a mun a waxtaan ak moom ci li nga xam ne moom moo di mbas mi Pape bu fekkee ni yaa ngi ñuy dégg bu baax également ñu dellu siwaat kon dinañu xaaraat tuuti pour gën a mun a waxtaan ak moom suñu technicien d'ami mi ngi def coordination bi pour rek lépp gën a yemb mais li wér te wóor daal moo di ni foofu ci Uruguay lu mat près de 100 Sénégalais ñi ngi foofu mais amuñu jafe-jafe yu bari pour l'instant ndax mbas mi egg na Uruguay mais na mu fa eggee aussi taxu ko metti trop ba tax na ñoom itamit ñi ngi def seen kem kattan pour rek xeex coronavirus boobu foofu ca Uruguay tamit amul confinement ndax boo xoolee 600 cas et quelques ñu fexe ba faj ci 400 et quelques ça veut dire que presque la fa des bareetul li ci des nag xam naa mooy yenn mesures sécuritaires yi ak yenn mesures barrières yi ñu respecté ko ca réew ma bu ko defee nit ñi mën ci mucc bu fekkee ni Pape baax na wala ñu dem Yëmbal. Voilà ñu dellu Yëmbal ci monsieur le maire Bara Gaye bu ko defee le temps que Pape Mbaye ñu gën a defaraat jokkoo gi ak moom monsieur le maire maa ngi woon ci li nga xam ni moom moo di maanaam commerce yi ak transport bi foofu ci Yëmbal mu nekk secteur yu nga xamante ni yu am solo la ci gox boobile ñoom i tamit seen implication dafa am solo ak i tamit le mouvement associatif muy la jeunesse maanaam tey jii ñooñu ñëpp naka nga leen coordonné ba tey xeex bi jur résultat yi mu jur nii. alors ci loolu laa doon ñëw sànq dafa mel ni commerçant yi je ne les remercierai jamais assez parce que dañu ànd ak ñun ci li nga xamante ni mooy dogalu sous-préfet ñu nangu ñu tëj li nga xamante ni mooy seeni commerce alors ba yàlla tey def li nga xamante ni moom la def ñu mën a reprendre seeni commerce tranquillement respecter aussi li nga xamante ni mooy les mesures barrières respecter aussi li nga xamante ni mooy la distanciation sociale alors ñeneen yi nga xamante ni mooy le mouvement associatif muy xale yi nekk ci conseil de la jeunesse muy ñi nekk ci ASC yi muy ñi nekk ci mouvement de développement yi muy ñëpp ñoo xamante ni ñooy bàjjenu gox yi wala relais communautaire yi ñoom avant sax ñuy commencer seeni sensibilisation dañ doon def action yu am solo action bu am solo ëppul nga jël ci sa keesu association jënd loo xamante ni lu ñuy soxla la ci wàllu xeexu Covid-19 bi ñëw ni monsieur le maire ñoo la jàppale lii parce que xam nañ ni autant le président de la République di gérer mbir mi au niveau national autant le maire de la collectivité territoriale mu ngi koy gérer au niveau local ñoom ñëpp ñu participer ci ñii indi seeni eau de javel ñii indi seeni madar ñii indi seeni gel antiseptique ñii indi seeni masque ñoom ñëpp ñu jàpp ci ba pare ànd ak ñun nag sur le terrain nekk suñuy relais auprès des populations di sensibiliser donc ASC yi association de développement mouvement associatif yi conseil de la jeunesse étudiants yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant donc très sincèrement jàpp naa ni ñëpp jàpp nañ ci mbir mi et loolu nag moo leen war parce que dafa nekk virus boo xamante ni dañ koy wax virus bi yoonam nekkul ci frontière soxlawul visa soxlawul passeport yoonam nekkul ci limite administrative donc lépp ñëpp la lu ne ku ne nga ci nit ñi nag comprendre nañu woon loolu ba tax ñu ñëw di ñu jàppale ci li nga xamante ni mooy action yu mel noonu mais nag fii la ñu leen gën a soxlaa au niveau communal fii la ñu gën a soxlaa ñi nga xamante ni ñoom ñooy acteurs yi ci doon jàpp parce que il ne sert à rien ñu am benn contamination mu yóbbu ñu 15 cas mu doy waar trop
coow li bari trop ci Yëmbal coow li bari trop ci Sénégal et li ci gën a metti aussi des fois lii du maladie boo xamante ni gàcce la mën na dal ku nekk mais stigmatisation bi nga xamante ni moom la ci nit ñi di boole parfois moo jéggi dayoo moo jaaduwul moo dul yoon ba bu ko nit amee rek ñu koy daw wala ñuy daw njabootam wala ñu ciy wax yenn wax yi donc loolu mooy tax des fois nga gis ñu ne nit dañ koy confiner mu ne du nangoo dem et loolu aussi jàpp naa ni le mouvement associatif jàppale nañu si bu baax a baax ba tax na ñi nga xamante ni ñoom la ñu waroon a confiner yépp ñu mën leen a jël yóbbu leen ci li nga xamante ni mooy les structures yi état bi réservé pour ñu war leen mën a yóbbu foofu. alors monsieur le maire ñi nga xam ni confiné nañ leen ak fukk ak juróom yi doomu jàngoro bi jotoon ñoom tamit dañu soxla woon wala yeeyoo ndimbal est-ce que am na ndimbal gu nga xam ni jóge na ci municipalité bi dem ci ñoom wala bokk lépp rek da ngeen ko bàyyi ak état central bi. alors foofu aussi foog ñu taxaw fa tuuti parce que en réalité bu ñu confiner une personne li ci am solo mooy sunu stratégie yëpp dañ ko defoon focus sur quartier bi nga xamante ni parce que dama wax ni Yëmbal 59 quartier la benn quartier rek moo touché woon donc dañu defoon focus ci li nga xamante ni mooy quartier boobu la amoon cas yi jàppale ñi nga xamante ni ñoo fa des ci wàllu mesure barrières yi jàppale leen ci wàllu li nga xamante ni mooy ay gel ay eau de javel ay saabu jàppale aussi leen ci li nga xamante ni mooy wàllu masque parce que stratégie bi moo doon nañu fexe ba circonscrire li nga xamante ni mooy maladie bi ci quartier boobu ngir mu bañ a génn beneen mbir loo xamante ni sax xaj na luy reetaan lu lay doon bu ñu ñëlee nit ki confiné ko am na ñu si bëri ñoo xam ne dañoo amoon ay jur maanaam ay fas wala ñu am ay xar wala dara ak yooyu loolu aussi bu ñu médecin chef contacté dañuy gérer waale li nga xamante ni mooy jur gi nekk ci biir kër gi parce que il ne sert à rien nga jël ay nit yóbbu leen xar yi nekk fa tumuranke wala dara ak yooyu donc pour vous dire niñ ko gérer au niveau communautaire lu am solo la et loolu aussi stratégie boobu ministère bi waxuma ni daf ko yéex a jël mais bi mu ko jëlee aussi lu amoon solo la parce que mënuñu woon bàyyi maladie bi muy continuer noonu rek te xooluñu ay démarches communautaires pour mën a circonscrire li nga xamante ni mooy maladie bi donc jàpp naa ni ñi ci waroon a liggéey yëpp liggéey nañ si ñi nga xamante ni yóbbu woon nañ leen ci hôtel yi aussi parfois doon na metti parce que da ngay bëgg a jël nit di ko yóbbu mu ne la man dara daluma parce que sentiruma dara mais il faut nga dem di moment wu contact nga ak la personne bi nga xamante ni moom moo ko amoon il faut nga dem alors dinañ naxanteeg ñoom parfois mu dëgër parfois mu yomb ba ñu dem bu ñu demee aussi état bi jël na ay responsabilités am mettre leen dans de bonnes conditions ba tax na tey ñoom ñëpp bi ñu génnee amuñu benn problème donc sincèrement li nga xamante ni moom lañ ci waroon def nañ ko ci li état waroon a def aussi def na ko ci beneen affaire boo xamante ni aussi lu état waroon a def la te muy li defu waxu te wolof nee na nag lu defu waxu lu ay di njàmbat muy ndimbal li aide alimentaire bi nga xamante ni moom la état bi war a joxe loolu aussi may ñaan Malick may ñaan nit ñi ñu ànd ceeg dal parce que dafa nekk loo xam ni li may faral di wax nit ñi xale yi ñëw di ma seet man leen njariñ loo fekke tey il ne sert à rien nga ñëw am une tonne ceeb ci sa biir kër ba pare feebar ñu yóbbu la ci hôpitaux yi wala nga nekk cas contact ñu lay yóbbu ci ay hôtel kan mooy lekk ceeb boobu donc nañ ci ànd ak dal c'est vrai ñun président de la république bu ñu laajoon ñun les maires wala mu laaj ñu ñun les acteurs communautaires mënoon nañu am yeneen stratégie yu dul woon jënd ceeb stockage bi di poser problème manutention bi di poser problème sécurité ceeb bi di poser problème stabilisation liste yi di poser problème distribution bi di poser problème ba pare nit ñi ko war a jot ñépp duñ ko mën a jot je donne un exemple à Yeumbeul Sud nous avons 19 000 ménages fukki junni ménage ak juróom-ñeenti junni ménage président de la république ndimbal li mu jagleel askan wi ñu jox ñu ci 6 981 ménages maanaam juróom-benn junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn donc dina des fukki junni ménage ak ñaari junni yoo xam ni ñooñu ndimbalu état bi du mën a yegg ci ñoom et distribution bi aussi li ma ciy ragal mooy bés bu nit ñi waree distribuer parce que ceeb bi ñëwagul ndimbal loolu ñëwagul
li ma ciy ragal mooy bis bu ñu waree distribuer pëccëxoo am ba nit ñi wàllante waat feebar bi ci seen biir te dara jarul lool dara jaru ko. donc looloo tax ma ni nit ñi nañu ànd ak dal ndimbalu état boobu mi ngi war a ñëw su ñëwee xam nañ ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko yeyoo parce que sur les 6981 ménages dafa am ñun lu ñu tuddee RNU sunu liste RNU muy 3170 ñetti junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk loolu mu nga jóge ANSD agence nationale de la statistique et de la démographie loolu xam nañu leen déjà mooy ñi am bourse de sécurité familiale ak ñi nga xam ni ñoom la état du Sénégal jàpp ni ñii kat ñoo gën a néew doole ca commune Yëmbal bu ñu leen xaymaa ñu ngi toll ci 3170 mu des beneen boo xamante ni 3681 la 3681 yooyu nan lañ ko distribuer dama woo juróom fukki délégué de quartier ak juróom-ñeent ba ñu ñëw ma ni leen ku ci nekk am nga ci nangam soo demee sa gox na nga mettre en place benn sous-comité de ciblage sous-comité de ciblage boobu juróom-ñetti nit ñoo koy séq y compris le délégué de quartier ñoom ñooy seet askan wi ñi ko gën a yeyoo ak ñi Covid-19 bi gën a laal notamment ñi nga xamante ni feebaroon nañ wala ñu yóbbuwoon leen woon en quarantaine ñooñu dañ ciy bokk d'office alors ñooñu bu ñu ñëwee danañu xam seen liste muy 3681 xam nañu déjà beneen liste bi muy 3170 boo ko boolee muy 6981 ménages ñooñu dañ leen koy jox mais ñeneen ñi nga xamante ni mat nañu 12000 ménages te amuñu ci ndimbal lool mais mairie bi du leen bàyyi moo tax ma ne nañu dal mairie bi du leen bàyyi benn yoon parce que nag aide alimentaire mu ngi soog a am Sénégal je voudrais rappeler ça en tout cas bi ma toogee ba léegi aide alimentaire mu ngi soog a am cas bu mel nii rek moo mënoon a tax aide alimentaire am mais 2014 ba léegi maire yi bàyyiwuñu seeni population parce que dafa am ci sunu rubrique sunu nomenclature budgétaire lu tudd secours aux indigents secours aux indigents boobu la ca conseil municipal bi di voté askan wi néew doole ñoo ko moom et 2014 bi ñu toogee ba léegi ñu ngi doon jàppale askan woowu donc ngalawaay képp koo xamante ni bokkuloo ci liste bi état indi bokkuloo ci liste bi délégué de quartier di remonté àndal ak dal te xam ni maire bi du la bàyyi benn yoon et li may wax nii c'est valable aussi pour toutes les autres collectivités territoriales Malick encore une fois njariñ loo fekkee il ne sert à rien nga ñëw am ñeenti saaku ceeb xaru rey sa bopp am ñaari litre diwlin wala ñaari 20 litres diwlin ba pare voilà nga feebar li ñu amal solo mooy nañu fexe ba ànd ak les professionnels de santé jël sunuy stratégie boole ko ak stratégie gouvernement bi fexe ba mbas mi jóge fi ku ci nekk dellu ci say activité parce que jàpp naa ni li mu yàq ci wàllu économie moo ëpp junni yoon ñetti saaku ceeb yi nga xamante ni moom la ñu war a jox naam loolu lu am solo la et loolu aussi may nekk porte-voix wu askan wi di gërëm di féliciter gouvernement du Sénégal naam daanu dajul suuf bu li doon gën mooy ñëpp am li doon gën mooy xaalis bi nga xam ni moom la président de la République jël dugal ko ci wàllu aide alimentaire su jëloon tey ñu ne dugal na ko ci genre caisse de péréquation pour que saaku ceeb bi nga xam ni mu ngi doon jar 15000 état supporté 10000 yi muy jar 5000 francs loolu dina laal Malick Thiamboune dana laal Bara Gaye dana laal Fanta Diallo mais su fekkente ni dafa ñëw rek jël nii du ko dugal ci li nga xamante ni mooy wàllu dundi gi wala du ko dugal ci li nga xamante ni mooy naka lay fexe ba wàññi courant bi ñëpp mën ci jariñoo day am ñu mu laal am ñoo xam ne laalu leen parce que dafa am benn góor gu ñëw sama bureau keroog mu ne ma man nang ma jàppale parce que ndimbal liy jóge ci kaw lenn duma ci laal yàlla dogal na li may fay ci courant ëpp na 35000 donc man bokkuma ci ñi Macky Sall di fayal seen facture courant li may fay ci ndox ëpp na 18000 donc bokkuma ci ñi nga xamante ni Macky da leen di fayal seen facture ndox et bokkuma ci liste RNU parce que jàppe wuñ ma woon comme ku ndóol ci sama quartier bokkuma aussi ci liste yi nga xamante ni moom la délégué de quartier di defar parce que sama délégué de quartier jàpp na ni am naa lu ma suturloo te la yàlla xam doy na samay activité wàññeeku na bu baax a baax kooku c'est un exemple parmi tant d'autres donc da ngay gis koo xam ni da doon suturlu amoon liggéeyam amoon ci lu mu jàppoon mais mbas mi bi mu ñëwee daf ko laal boo xamante ni am na nu ñu doon reformuler la stratégie ba li nga xamante ni mooy 67 milliards yi président de la République jël
dugal ko ci wàllu aide alimentaire ak coow li nga xamante ni commencé na ci am lépp soxlawuñu woon coow loolu mënoon nañu fexe ba mbir mi laal ku nekk mais comme demee na noonu di ci waxat sax je crois que dañuy retardé mais li nga xamante ni moo ci am solo aussi nañu ànd ak dal ndimbal la dana dem fa nga xamante ni foofu la war a dem parce que dama koy faral di wax nee naa lii nga xamante ni mooy mbas mi ñëw Sénégal liñ ko mën a comparer rek ñun ñi doon lire yenn bouquin yi mooy peste bi fi amoon tey am na ñoo xam ne suñuy papa ak suñuy yaay sax fekk wu ñoon peste bi donc jàpp naa ni mbir mi metti na metti boo xamante ni tey képp ku ciy jéem a wut leneen lu dul suñu borom doo ko ci am donc nañu jàpp ni lii lu fi jaar la nañu boole suñuy doole fexe ba nu mu fi jógee ku ci nekk dellu ci say activité professionnelle dellu ci say activité économique donc jàpp naa ni loolu moo ëpp solo di xëccoo ay ñaari saaku ceeb wala ay 20 litres d'huile. monsieur le maire wax nga ko léegi bu état bi joxe lu muy joxe ngeen jox ko ñi ko yelloo dina des plus de 12000 ménages 12000 ménages aussi pour une commune comme Yeumbeul supporter ko dina xaw a doy waar ñëpp mënuñoo am monsieur le maire fan ngay jëlee moyens yooyu tamit donte état bi am na ay facilités yu mu leen defal. alors loolu moom xalaatuñ ko segam état moo mënul joxe 12000 maires yi mënul joxe 12000 li nga xamante ni loolu la ñu mën rek mooy. fexe bu ñu distribuer ndimbalu état bi ba pare maire bu mel ni Yeumbeul Sud on s'est déjà engagé incha allah pour mën a am ne serait-ce que 50 tonnes de riz ak li nga xamante ni moom moo ci ànd ngir mën a jàppale ñeneen ñi nga xam ni néew nañu doole ci bokk ci 12000 yooyu parce que 12000 yooyu kenn mënu leen laal c'est comme état moo leen mënul laal sàkkantuma ak collectivité territoriale bu mel ni Yeumbeul Sud et je voudrais rappeler que Yeumbeul Sud fait partie des 5 communes yi gën a néew doole ci wàllu budget au niveau du département mais wàllu xaalis wàllu néew doole ci wàllu xaalis warul tere ñu def ay résultats loolu 2014 ba léegi ñun wane nañu yoon wi ñàkk xaalis du ñu teree def résultat parce que jàpp naa ni bu ñu formuler suñuy stratégie ni mu gën a baaxee définir li nga xamante ni mooy suñuy projet ak suñuy programme bu ñu ko tëralee ak partenaires yi nga xamante ni moom la ñu am incha allah loolu danañ mën a def ay résultats loolu moo ñu may performance yi nga xamante ni ñu ngi koy am depuis 2014 ba léegi mais comme ni ma ko waxee rek bu ñu distribuer 6981 ménages yi ba pare la nga xamante ni moom la mairie bi di jënd ci wàllu dund loolu du pour 6981 yi parce que ñoom am nañ ba pare mais danañ ko jox ñi nga xamante ni amuñu ci quota bi état bi indi ba pare néew doole ñeneen ñi ci des nag ñu xam ni daanu moo dajul suuf wàllu facilité effectivement wax nga ko parce que président dafa woo ñi nga xamante ni ñoom la séqal langue politique yi au niveau national yëpp ba ci sama parti muy parti démocratique sénégalais recevoir leen alors ñëpp nangul ko tey li nga xamante ni moom la laajoon c'est-à-dire dem ba mën a gouverner par ordonnance ñu defal ko benn loi d'habilitation loolu nag moo landi moo yaatu ba tasaaroo ci collectivité territoriale yi tey bërki démb président jël na décret ordonnance wax ni bépp commune wala département bu nekk ci réew mi may na la au lieu que ngay convoquer conseil municipal bi pour def ay virement de crédit wala autorisation spéciale may na la nga convoquer bureau municipal bi kese loolu facilité la mais nag comme ni ma ko doon waxee ak benn maire sànq autorisation spéciale wala virement de crédit na fekk crédit yi nekk fa crédit yi ñu am parce que compte yi ñoo amul xaalis donc tey bu ñu defee ay virement de crédit aussi dafay fekk ni di nga def virement de crédit am crédit boo xamante ni dina la permettre bi nga ginnaaw bi nga réaménager su budget nga mën a lancer appel pour mën a jënd dara mais na fekk xaalis ba nekk fa su fekkente ni da ngaa lancer ni Malick Thiandoum kaay jaay ma 100 tonnes de riz te amuloo loo ko fayee ah Malick Thiandoum bu ñëwee du la livrer ceeb boobu de donc vraiment c'est des facilités yoo xamante ni mais fi mu fekk budget yi moo xaw a doy waar alors maintenant am na nag loo xamante ni moom la ñu tuddee fonds de dotation yi bi bu musaan ñëw dafa am lu ñu tuddee les domaines de compétences que l'État du Sénégal a transféré aux collectivités territoriales loolu depuis réforme 96 ci li nga xamante ni mooy décentralisation alors fonds de dotation boobu bu musoon ñëw dañ lay wax ni na nga ko séddale ci 9 domaines de compétences yi état transféré collectivité territoriale mais tey nangul nañ ñu ni
fonds boobu au lieu ngay jël 5 millions di dugal ci wàllu santé jël 5 millions dugal ci wàllu éducation jël 3 millions dugal ci wàllu environnement et cetera mën nga ko utiliser comme benn fonds Covid-19 et loolu aussi ndimbal la loo xamante ni boo ko dajalee bu fekkente ni 30 millions de fonds de dotation nga am boo ko jëndee ndimbal mën na dem ci askan wi au lieu que ngay saupoudrer di jël fii xaaj bi wala xaaj bële loolu donc vraiment c'est des facilités yoo xamante ni état bi def na ko sur proposition de notre ministre de tutelle le ministre Omar Gueye. Monsieur le maire tey jii boo ñu doon présenter Yeumbeul très rapidement en une minute nan nga ñuy présenter Yeumbeul ak lan mooy mandargay doomu Yeumbeul Sud. alors bu ma leen doon présenter Yeumbeul damay wax ni Yeumbeul dëkku Seydina Limaamu la alayhi salaam donc mu bokk ci ñetti pays yi nga xamante ni mooy pays Laayeen donc ñu nekk dëkku diine am na loo xam ni sañuñu ko ci biir dëkk ba donc moo tax ñu am benn statut particulier boo xam ni ñun dañ ko jox suñu bopp am na yu bëri yoo xam ni kenn sañu ko biir xolu Yeumbeul kenn du fa tëgg sabar kenn du fa tëgg ay yenn mbir yeeg yooyu ci biir xolu Yeumbeul parce que jumaa Seydina Limaamu moo fa nekk donc loolu muy lu am solo mu nekk aussi benn petite commune boo xam ni 4 kilomètres carrés la am plus de 120 000 habitants donc mu nekk des densités tey bu ma amee partenaire à chaque fois moom partenaire bu jóge bitim réew su ñëwee su ma ko présenté loolu danaan ma naka ngeen mën a dundee nii mais yàlla dafa dogal aussi ñu nekk dëkku lébu accepté ni nga xamante ni moom la sunu parents yi doon dundee ñu ngi koy moderniser nag de plus en plus mais ku ne xam ne dëkkuwaayu lébu ni mu mel donc il y a des densités de plus de 25 000 habitants au kilomètre carré donc am 59 délégués de quartier am une municipalité boo xamante ni c'est une municipalité jeune comme les communes d'arrondissement yi ñu xamoon 96 la Yeumbeul Sud nekk commune donc Samba Yoro njëkk ko jiite Moussa Ndiaye topp ci Youssou Diop topp ci yàlla na ko yàlla yërëm donc après man ma ñëw depuis 2014 yàlla ñu ñëwee ba léegi am na yu bëri yoo xamante ni manqué woon na fa yàlla dimbali nañu def nañ ko et voilà li ñu fa dese ci wàllu réalisation ci infrastructure socio de base bëreetul parce que collège musul am Yeumbeul Sud yàlla dogal na commencé naa collège bi et incha allah rentrée prochaine xale yi mën nañ fa jàng yàlla dogal na aussi musuñu am poste de police et 2014 ba léegi bu ñu musaan demandé état ñu ne bokk goo leen ci programmation bi parce que nag état dafa am nu muy programmer yàlla dogal ñu wuti ab partenaire muy Dembaka je voudrais quand même profiter ci antenne bi pour remercier ko muy Dembaka bu EDK papam suma délégué de quartier la Papa Assane ñu ngi koy nuyu bu baax donc ñu wuti ab partenaire muy EDK mu tabaxal ñu poste de santé ñu poste de police ñu équiper ko équipement boo xamante ni bu mucc ayib la tey gis ngeen vidéo yi di daw donc vraiment on a demandé au président de la République mu demander le ministre de l'intérieur mu ibbil ñu poste de police parce que ce sera une première commune tabaxal boppam loo xam ne mooy poste de police te waru ko woon équiper ko loolu nag ma bëgg a leeral nit ñi du caagante ni dañuy nekk en compétition ak état déedéet dañu jàpp ni commune bu ëpp 100 000 habitants yellu na nga am commissariat de police waxatuma la ak poste de police yàlla dimbali ñu tabaxal suñu bopp état bi lenn rek lañ ko laaj mu ñëw ñu jébbal ko caabi yi ñu indil ñu personnel bi alors tey bi coow li jollee bërki démb parce que def nañu vidéo wax ni nañ ko ibbi parce que jot na depuis 2 mois pare nañu liggéey bi dañ ko tëj indi nañu ndox mi indi nañu courant bi donc dañ ko tëj tey le ministre de l'intérieur m'a appelé nee na ma nommé nañu ki nga xamante ni mooy commissaire bi fa war a ñëw personnel bi lay complété et incha allah balaa semaine bee jeex personnelu poste de police Yeumbeul Sud dana mat donc loolu muy exclusivité boo xamante ni jox naa ko waa Yeumbeul et jaarale ko ci fi nga xamante ni mooy iTélé donc très sincèrement kontaan nañ trop ci li nga xamante ni mooy seen interview bi di la gërëm bu baax di la sant Malick ci professionnalisme bi nga xamante ni moom ngay gérer say émission merci beaucoup monsieur le maire Bara Gaye ñi ngi gërëm aussi Pape Mbaye bi nga xam ne moo nekk Uruguay amoon nañu tuuti jafe-jafe rek mais ñi ngi leen di sant di leen gërëm ji gërëm également ñëpp ñi jàpp ci liggéey bi ba mu yemb jaa ngeen jëf ba beneen yoon wala ba suba ci beneen ànd xeex coronavirus